jërëjëf mbokki Dakarnet maa ngi leen di nuyu di kontaan bu baax ci jàkkaarloo ak yéen ci suñu waxtaan bi nga xam ne nag thème d'actualité lay doon parce que itam ku ne xam ne ci àddina bi yëpp ñu ngi waxtaanee mbirum feebar bi nga xam ne lëmbee na jamono bi muy coronavirus. ma toog ci nag ak ñoo xamante ne wala sax ñoo xam ne dañuy yëngu ci lu nu mel waaye itam maa ngi toog ak koo xam ne ñëpp xam nañ ko ràññee nañ ko lool mu nekk El Mac le polyvalent nekk rappeur boo xam ne actuellement yaakaar naa Sénégal yëpp xam nañ ko. toog ak ci tamit ñenn ci ñoo xamante ne moom ñoom ñoo bokk di yëngandoo ci lu ni mel waaye nag tey dañuy waxtaanee itam li ma leen wax rek actualité sensibiliser nit ñi waaye itam dinañ waxtaanee ci li nga xamante ne président joxe na ko muy ay décret ngeen gis ñu commencé ko démb ci talaata ji ci service de l'ordre bi ñu wàccee naka la ñu dundee loolu ñoom dinañ ci joxe seen xalaat parce que itam maa ngi dégg ñu ne dóor yu metti am na ñoo xam ne dóor nañu leen ko ci toogal sa biir kër loolu itam dinañ ci waxtaan El Mac maa ngi lay nuyu. Karim ñu ngi ziar. waaw yaa ngi ci Dakarnet ma ñuy waxtaanee nag tey actualité bi nga xam ne mooy feebaru coronavirus yow naka nga gisee loolu. waaw avant tout d'abord damay nuyu ñëpp di wax salaamaaleykum DK salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum West Africa salaamaaleykum Thiamaro waaw c'est El Mac le polyvalent from Pencurap Thiaroye-sur-Mer représenté nii. di share everybody waaw di wax ne Abdou Karim posé nga ma question bu am solo waaw parce que yaakaar naa ne jamono ji ñu toll nii ku tudd waxuma la Sénégal mais ku tudd àdduna loo ciy teg Covid 19 quoi yàlla def mu nekk benn feebar boo xamante ne nii mën nañu wax ñun ci suñu jàngat ñu ne nattu la boo xamante ne nii yàlla moo ko teg ay jaamam te avant tout ñun dañoo war a dellu ci yàlla ndax ñun ay jaam lañ moom mooy suñu borom waaw lu ko soob moom la ñuy def mu neex mu naqari dañoo war a sant yàlla wax alhamdulilah. à part alhamdulilah googu noonu nag moom mi nga xam ne mooy suñu borom ñu ñaan yàlla mu teggil ñu ko waaw yàlla nañu ko teggil daal. ñu gis nag démb El Mac force de l'ordre bi maanaam policiers yi bi ñu wàccee ci terrain bi ci Sénégal yëpp mais il paraît que am na ñoo xam ne dal nañ ci seen kaw ci ay dóor yu métti yoo xam ne am na sax ñu ci am ay gaañu gaañu naka nga dundee loolu yow noo ko gisee sa xalaat. waaw loolu moom. parce que tamit comme di yow quoi comme ni ko wolof di waxee sincèrement du lu ma rafetlu pourquoi rafetlu moo ko mooy bien vrai que bu dee policiers yi ak gendarmerie ñoom juste dañoo jugoon pour aar nit ñi moo tax ñu toogloo leen seen kër bi président joxee décret boobu ñu ñëw pour respecter loolu quoi mooy comment faire ba nit ñi toog seen kër waaw loolu moo leen taxoon a jóg mais man damay wax ne dañu waroon a bàyyi xel benn affaire tuuti quoi parce que y a des gens yoo xamante ne nii ñoom ñu ngi ci bërëbu liggéeyukaay yoo xamante ne nii du ñoom ñooy sàkkal seen bopp heure bu ñuy wàcc bu doon 19 heures lañ doon wàcc président bu ne 20 heures na fekk ñëpp ci kër yi peut-être mën nañ leen a may permission ñu wàññil leen heure bi ba 18 heures déjà nga wàcc 18 heures ñu ne tata tey bu doon yàpp 35 personnes léegi 15 personnes lay yàpp waaw wala 12 tu vois léegi tata bu yëpp 12 personnes nga taxaw arrêté exemple di xaar tata bi la doon jël doon yëpp 35 personnes tey mu yëpp 12 personnes daanaka bu ñëw mën nga bañ a am chance mu fees rawatina nga nekk mag kon lu mu dee diggante 2 heures de temps boobu noonu tey bu dee tëngeej nga war a ñibbi wala barñi di nga am retard ci yoon bi léegi boo amee retard tey police bu la dabee wala gendarmerie ne la 20 heures lañ la waxoon na la fekk sa kër war nañoo xool ndax yow lan moo la taxoon a jóg bu dee am na la taxoon a jóg ñu dawal benn compréhension ne la kat bu mu la dalati mais yéeg si rek avant laaj dóor pour man du noonu parce que parfois nga gis noonu ko xam ne day génn urgence moo tax mu génn waroon nañoo xamee ñi urgence tax ñu génn ñi farata bàyyi ci mbedd mi ak ñi nga xamante ne dañuy taxawaalu quoi ñu xàmmee leen bu baax loolu laa ci wax beneen bi mooy may wax ci sénégalais yi maanaam ku ci nekk tamit dëkk boo gis day am njiitu réew quoi tey Sénégal bu amuloon njiitu réew kon dëkk bi ni mu nekkee ci yoon correct duñ nekk ci loolu ku ci nekk da ngay def lu la neex mais suñu amee njiit nag njiit bi ne lii la bëgg te loolu mu bëgg kat dëppoo pour aar ñu ñun ñëpp ku ci nekk war nga jaayante def le tout ba ndogal yooyu noonu nga tegu ci quoi mooy lan fait le tout ba 20 heures waxuma 20 heures sax mais 19 heures war na la fekk sa kër comprendre nga xool sa njaboot ndax ñëpp ñëw nañ wala déet loolu c'est très important. El Mac loolu am na solo kàddu yi xam naa nag damay ñëwaat ci yow dama koy jongle ndax damay dem ci Doudou Laye yow nag nga bokk ci jeunes yi nga xam ne da nga yëngu ci mbirum sensibilisation ak yu ni mel di yëngu ci yu bari naka nga gisee taxawaay bi nga xamante ne njiitu réew mi jël na ko ci Sénégal feebar bu bees. waaw avant tout d'abord damay commencer par nuyu waa Sénégal di nuyu ñi ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu di nuyu aussi fi ma dëkk waa Thiaroye-sur-Mer
di leen masaw ci feebar bi parce que certes ñëwagu fi mais danger bi fépp la nekk et que nag boo damay dem droit au but ci question bi dañuy rafetlu rek parce que boo xoolee c'était pas évident que ñu jël mesures yi yëpp te juste président bu jëlee ay mesures dafa bëgg nit ñi respecté ko xam nga te ay mesures yoo xam ni c'est bien réfléchi la ay mesures yoo xam ni defe naa ni bu ko sénégalais yëpp respecté liñ bëgg ci feebar bi mu soriñu wala mu bañ a lor kenn Sénégal dinañ ko am waaw di rafetlu rek ay kàddu yu rafetlu rek la ñuy am. voilà Doudou Laye loolu rafet na mais mu mel ne maa ngi gis yaa ngi yore lu mel ne ay masque ay gel ak yooyu yi nga xam ne gel à main yi mel ne yow tam dafa mel ne yaa ngi bokk ci ñi sensibiliser nit ñi. waaw justement Abdou Karim parce que feebar bi d'après niñ ko waxee feebar bu garaaw la feebar boo xam ni day wàlle la donc pour nga jël say précaution par mesure de précaution dañ lay digal à chaque fois boo toogee 2 heures de temps nga ñëw nga raxas say loxo ak saabu wala boo amul saabu nga ut gel antiseptique yi mooy Valda yi nga def ko nii boo ko defee nii di nga désinfecter bépp microbe boo xam ni yow jël nga ko. donc aussi tamit masque yi lu tax ñu koy recommander mooy ki nga xam ni dafa feebar ki nga xam ni dafa am maladie bi pour mu bañ ko wàll kenn xam nga da koy protéger wu pour au moins mu bañ ko génne wala muy sëqat parce que de préférence nee nañ sax booy sëqat da nga war a def nii xam nga lii moo gën ngay sëqat affaire yi di dégager wu nga koy wàll keneen ak keneen boo amul masque au cas où amoo masque donc defe naa ni loolu daal mooy importance su masque bi ak gel antiseptique yi. jërëjëf Doudou Laye loolu am na solo gis ngeen ni mu ñu sensibiliser ci masque yi ak itam gel bi loolu am na solo maa ngi toog ak suma waay Maty Brain nekk moom itamit rappeur boo xamante ne il est hors pair gars yi Sénégal yëpp xam nañ ko mu nekk sama waay ma xam ko bu baax moom itamit mu ngi ci sensibilisation bi mais Maty Brain maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay grand Doudou di nuyu Sénégal di nuyu West Africa di nuyu Wolwa. jërëjëf Maty Brain ñu toll nag ci phase boo xam ne yaakaar naa metti na lool ci Sénégal wala ci àddina bi yëpp muy feebar bu bees bi nga xamante ne moom la ñuy wax coronavirus nekk loo xamante ne mu ngi law ci àddina bi yëpp dugg suñu réew suñu njiitu réew nag joxe ci ay am fu mu luñ ci joxe maanaam ay tegtal nu ñu war a doxee ñun ñëpp pour mucc ci feebar bi naka nga gisee propos yi nga xamante ne moom kilifa gi jël na ko. waaw kilifa gi. proposition yi mu joxe dañ siy ànd ak moom parce que suñu kaaraange la defu ko ngir lenn pour torturer ñu wala dara daf ko def ngir suñu kaaraange du Caaroy du Sénégal àdduna wërngal këpp la nañu jaayante ñin ñëpp li laay war a suuli ku si nekk liñ la defloo nga def ko su ko defee lii nga xamante ni moo fi wàcc yàlla musal ci. mu mel ne nag démb Maty Brain policiers itam bi ñu wàccee am na ay jëy yoo xam ne am na ay nit yu ñu duma dóor leen ñii gaañ nañ leen ñii tamit daanaka bi ñu xëy sax mën nañu dem seen place su liggéeyukaay est-ce que dóor boobu ñu dóor ñoom tamit yow ànd nga ci. maa ngi dégg léegi sama compagnon de guerre yi di wax naan rafetlu wuñu ko bien vrai que ne mënoon na ñàkk mais sénégalais xamul wax dóor la xam. honnêtement ñun on est des sénégalais te on est fier d'être sénégalais mais tamit nañu am yar ku ci nekk xam nga li nga war a def nga koy def bu dee dañ la jox alerte 20 heures yow na nga jaayante ba 18 heures et demi 19 heures na la fekk chez toi du ko defee ñi ñuy dóor doo ci bokk ñi ñu dóor démb tey duñu leen dóor incha allah. tey boo amoon looy joxe yow en tant que Maty Brain sénégalais yi ci feebar bi lan nga leen di wax. waaw li ma leen di wax mooy. àdduna nii la lii c'est pas la première fois à l'époque ñëwoon na lu jiitu suñu judd waaye bi mu ñëwee dañu ñaan ba mu dem kenn wàcceewu ko fi ku dul yàlla suñu borom moom la ñuy ñaan rek mu teggil ñu ko incha allah beneen bi si topp mooy dafa am benn message bu may lancé muy Caaroy di fépp Sénégal àdduna wërngal këpp fépp fu feebar bi am ak fu mu amul rawatina ñiy jullit mooy suñu mosquée yi nga xam ne dañ ko tëj la majeure partie du ñëpp du mosquée yi jàkka yeeg yooyu am na yoo xam ne tëjuñu ko ñi nga xam ne tëjuñu leen ak yi ñu tëj yëpp mooy
damay lancer message ñi nga xam ne ñoom ñooy bonne volonté yi fa dëkk soit muy monsieur le maire bi wala député bi wala lu mënti doon nii que ce soit nañuy jël fu si nekk porte bu nekk doo xoolee mosquée yi 3 porte lay doon nga jël ñaari paan teg ko ci porte bu nekk bii nga def ci liquide soit nga def ci eau de javel ak omo képp kuy dugg mu raxas si loxoom dugg su génnee dem su àggee ci këram kaaraange boobu mën na ko servir parce que doo xoolee va et vient bi bëri na bien vrai que ne bëri na mais tamit fagaru moo gën faju nañu waajal suñu bopp tamit li may wax mooy yàlla na nu yàlla yokk imaan ak iksaan parce que lii je me dis que ne balaa la yàlla moo ko fi wàccee solution bi nekkul ci nit ci kenn rek la nekk mooy kun ñi nga xam ne dañu feebar ñoo ngi leen di ñaanal bonne guérison ñi nga xam ne tamit nekkuñu ñu tawat ñoo ngi leen di ñaanal tamit fépp ci chemin bu ñu nekk yàlla nañu moytu te am kaaraange bu pur et dur ba lii di jàngoro bi di Covid 2019 di Covid 19 yàlla na leen ump. foofu ngay teg sa baaraam metti Brain danaa ñëwaat ci yow waaye nag dinaa ñëwaat tuuti ci El Mak El mu mel ne amoon nga ay programme yoo xam ne waroon na am ci jamono bii nga xam ne feebar bi ñëw na mu mel ne moo gàllankoor yëpp at mu jot ñu doon gis itam nga waajal benn concert bu mag invité sa mbokku rappeur yëpp ñu teew lii ñëw daal di tënk loolu ba jotul am date yi ngeen jotoon jàpp ak yi ci waroon a am yëpp nu mu demee noonu. waaw c'est vrai Karim parce que chaque année dañuy def Polyvalent Show yàlla def nag mu nekk show bi nga xamante ne nii bokk na ci show yi gën a rëy ci caaro yi fii nii quoi alhamdulilah et cette année ci ñu ngi ko jàppoon le 18 avril. waaw mais puisque bi ñuy jàpp Polyvalent Show bi dafa tombé woon ak suñu frère yoo xam ne nii dañ desoon ci géej gi ñu nekkoon 6 personnes ñu gis ne loolu noonu presque chaque 2 ans day répété wu quoi ñu ne comment faire pour loolu jógee fi ñu ne léegi Polyvalent Show cette année ci dañ ciy def hommage aux pêcheurs disparus. c'est pour cela bi ñu defee hommage boobu noonu ci lañu rencontré woon ki nga xamante ne nii moom mooy représenté pêcheurs yëpp au niveau national biñ demee seeti ki nga xamante ne nii moom moo représenté pêcheurs yëpp au niveau national yàlla def ñu amoon idée ak moom pourquoi pas ñu defaale ci benn point de presse yi moo waroon a am le 12 avril au foyer des jeunes ñu regroupé pêcheurs yi nga xamante ne nii ñoo nekk ci Sénégal ñëpp au presse bi ñu toog waxtaan xool ban solution la ñuy def pour pêcheurs yi ni ñuy dese ci géej gi loolu saafara wu quoi beneen bi mooy le 11 avril tamit dañoo waroon def benn caravane de sensibilisation biir Thiaroye-sur-Mer waaw puisque nag rassemblement dañ ko tere ba le 14 ñu ne kon kii bi point de presse bi mënul am kii bi comment dirais-je caravane bi mënul am le 11 ak le 12 ñu ne kon Polyvalent Show mënul am quoi puisque yooyu noonu ñoo waroon a accompagner Polyvalent Show bi. waaw d'ailleurs sax yéen laa jox exclusive bi di wax ne Polyvalent Show ren dañ koy mujj a rapporter incha allah ba ñu woor ba pare ñu xool ban date la ñuy jàpp incha allah. merci affaire yi waaw non balaa boobu incha allah yàlla nañu suturaal feebar nañ ci jógee am nañ ci yaakaar waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax loolu la ñu wax nee na jeune da ngay am yaakaar loolu la ñuy ñaan yàlla te am nañ yaakaar ne suñu ñaan googu yàlla du ko neenal quoi. waaw mais dama dégg nag ñu ne feebar bu bees bi def nga ci benn son boo xam ne dóor nga ci war nga ko may nag mbokk yi Dakar Net mu nekk exclusivité ci ñun. waaw ça c'est vrai peut-être mën nañ bañ a wax son sax benn acapella bu ndaw bu ñu doon def la yàlla def na démb dañ toogoon am idée bind ko def ci benn vidéo partagé ko mais ñu ngi gis ne gars yi ñu ngi koy apprécier partout démb rek la am ay gars yu moo yu nekk Mbour sincèrement te vidéo boobu lañ gis nit esthétique ko ñu laaj ko sama numéro di ko apprécier quoi di wax ne comme ay porteurs de voix lañ ñun nuñ mën a def ba sensibiliser suñu population dinañ ko def waaw soit mu nekk ci son soit bu ñuy dox sax gis nit koo xamante ne peut-être yor na mu sëxët wala mu ñandu ci sànni ci suuf dinañ ko woo ne nga foral pour mu for def ci poubelle. mais loolu son bi lan nga ci wax foofu ci. waaw son bi maa ngi ciy wax naan yee ma fàttali leen jumtuwaay yi corona bi laaj toogal sa kër bu dul farata foo jëm laa di laaj bul joxe loxo salaamaaleykum kenn du la wàll fi réew mi toll daan corona ku ne am ci wàll kenn ku ko am sa famille mën nga wàll ñëpp déglu ndigal bàyyi tere mën nga sauver ñëpp. nee nañ ñu moytu mbooloo di ma yante distance laver suñuy loxo mën nañu ci may sens sëxët ci muusuwaar bul ko sànni ci suuf na nga ko def ci poubelle loolu moo gën fuuf corona bi amul tànk teewul mu ngi dox nañu téye suñuy tànk victoire buñ ko dox stop Covid 19 El Mak le Polyvalent nañu téye suñuy tànk victoire buñ ko jox one love
Zo moom itam mu ngi nii ci suñu wet nekk garde rapproché di ànd ak El Mag moom itamit ñu ngi lay nuyu Zo. maa ngi leen fay. ñu ngi lay ziar yaa ngi ci Dakar Net. waaw di bëggee gars yëpp di ziar internet yëpp. nga gis nag feebar bi lëmbee jamono bi yëpp ne nii àddina bi yëpp moom la ñuy waxtaanee muy coronavirus bi nga xam ne moo ñu sonnal naka nga ko dundee loolu yow. waaw ginnaaw ma sant yàlla maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di wax feebar bi di ko dundee comme ni ko ñëpp di dundee comme ni ko ñëpp di dundee mais di ñaan yàlla rek moom mi ko fi def ndax dañuy wax nattu yàlla la jaam moom lu ko yàlla teg da koy nangu di ñaan yàlla moom mi ko fi indi mu teg ko tamit ñuy déglu tamit ni médecins yi di joxe consigne yi ñuy joxe maytu beeg lépp li nga xamante ne joxe nañ consigne yi nga xamante ne moo koy joxe moo koy waale wala yoon matériel nga war a jël boobu nga war a utiliser ñuy def loolu daal yaakaar naa buñ ko defee lépp dina wàññeeku incha allah. gis itam démb am na ñu ngi dóor ba gaañ leen yow nga nekk koo xam ne da nga yëngu ci mbirum sécurité itam nga xam loolu lu nu mel naka nga gisee loolu ñu def am ñoo xam ne dóor nañ leen ci ba gaañ leen. waa loolu nag lu ma ci mën a wax yaakaar naa ne du ma ci sori ndax ay directives yu gars yi jot la mooy côté gendarmerie police ñoom ñi nga xam ne ñoo gérer loolu mais man boo leen sama avis laay wax comme dès que ñu joxee loolu daan ne couvre-feu am na à partir de 20h pour man li waroon na am nguur du xool nga xamante ne ñooy wàcc 22h wala 23h ñoom li leen arrangé la ñuy joxe te booy xool ci monde bi wala Afrique ñoo bokk loolu noonu mooy couvre-feu ba heure bi à partir de 20h ba 5h du matin man ba sabab bi mooy ban déggee loolu ku si nekk nga war a jël seen matuwaay ak loo mënti def ak foo mënti nekk 20h fekk la sa kër mais sénégalais lu may wax rek nan ma baax ci kàddu bi mais ñoom ñoo tàmm loolu tant que gisuñu woon démb damay toog sama gaale ma ne tey la ñëpp di comprendre couvre-feu bi si leen koy gëm wala si leen koy ñàkk gëm wala si la ñuy respecté mesures yi gars yi jël te xamoon naa image moo gisee bettu ma ndax xamoon naa sénégalais tant que forcé wul leen ba am ay dóor wala ñu gis image yi ku si nekk doo jël sa responsabilité boobu ne balaa 20h dina fekk sama kër ñi nga xamante ne ay père de famille lan balaa 20h ñu def la tout contacter seen njaboot 20h mu fekk nañ si kër gi moo tax image bi ma gisee bettu ma dama ne sénégalais ñoom ñoo tàmmal yi ñoo ko tàmmal seen bopp mais yaakaar naa nguur bu joxee ñoo war a respecter loolu même bu dee xamul heure bu nit di wàcc mais nga fexee def la tout yow sa sacrifice bopp heure bu fekk la seen kër man lu ma ci nekk sécurité wala sama grand frère am sama grand frère yoo xam militaire la démb dafay dem bitig ba mais damaa laaj ne ma ban heure jot ma nekk 19h37 daf doon daw te commando la moom ci boppam mais daf doon daw ne ma balaa 20h man ne maa fay dem bitig ba ñëw te boo waroon dem mën na ko see bañ a fekk mën naa dox heure bu ko nekk mu dox mais dafa daw dem ci bitig bi ñëwaat man maa ngi sama gar mais damaa toog suñu kër génnuma fa te noonu laa ko fas yéene te di ko conseillé ñëpp na gars yi respecté consignes yi gars yi joxe ñun ñëpp ñoo si bu ñu ñëpp ay citoyen lan gars yi ñoom ñuy dóore sax loolu neexu leen mais na gars yi respecté force de l'ordre yi nekk Sénégal boobaa bu ñu ko respecté woon lii lépp du leen ci fekk. jërëjëf xam naa noonu rek la ñuy def parce que ñun tamit waxtu wi ñu may leen mu jot parce que tam ñun ñëpp war nañoo ñibbi si suñuy kër parce que tam balaa 20h. Baye Fall maa ngi lay nuyu. waaw maa lay siyaare sëñ bi di nuyu téléspectateurs yi di nuyu mbokku internet yi di nuyu Sénégal di ñaan yàlla na fi jàmm yàgg quoi. mu mel ne am na yu ngeen waajoon far nag feebar bi ñëw mu xaw a gàllankoor seen ay activités yu bari ci Polyvalence Show. waaw am na lu ñu waajoon mais sant yàlla parce que li fi am tey mën naa ne suñu borom moo ko fi wàccee quoi muy benn balaa xam nga metti na nag waaw mais si lépp la méttee quoi mais sant yàlla que. tey yàlla mi nga xamante ne tey moo ko fi dugal dañuy ñaan yàlla xam nga saafara si ñëpp ñi nga xamante ne ñoom la jot a dal yàlla suturaal leen ba génne leen si ak jàmm ñi nga xamante ne dalagu leen aussi tamit yàlla na leen yàlla suturaal ba feebar bi sori leen bu baax a baax mais empêché nañu si mouvement yi bépp mouvement bi ñu doon def que nu mu ñu empêché noonu la empêché ñeneen ak ñeneen quoi mais nag sant yàlla que balaa la nañ ñaan yàlla xam nga teggil ñu ko ku nekk sa activité ku nekk dellu si li nga nekkoon quoi. di profiter aussi ci occasion bi di dañuy féliciter suñu force de l'ordre yi parce que liggéey bi il a fallu que ñu defee ko noonu pour que nit ñi mën a tirer de leçon pour que tey leer na ma ni 19h doo gis kenn ci mbedd mi xam nga et que ñuy wax ne nag couvre-feu bi nekkul ñëpp amuñu droit circuler am na ay cas exceptionnels bu fekkee da nga nekk agence de sécurité wala nga nekk agent de santé wala nga nekk un député wala nga nekk benn autorité xam nga wala et cetera yow loi bi permettre na la nga circuler par un lettre boo xam ne dañ lay certifier ni kii permettre nañ ko mu génn
comprendre nga waxuñu la nag boo amee oto wala nga war a liggéey nga génn waxuñu loolu xam nga couvre-feu daal c'est clair à partir de 20h nee nañ na ñëpp toog seen kër balaa 20h na la fekk sax nga toog seen kër voilà jàmm di ñooy Sénégal jëm kanam parce que nag bon instant bii nii toog leen seen kër waxuñu leen et que ñu dañ leen di forcer ngeen toog seen kër on vous ordonne pour que ngeen toog seen kër toog leen seen kër wasalaam je vous remercie. jërëjëf kon mu nekkoon El Mag ma ñëw nag seet si woon ko fii mu nekkoon sensibilisation boo xamante ne yaakaar naa le Polyvalent Show joxe na ko moom tam ak ñi mu ci àndal yëpp groupe am bi di leen gërëm bu baax di wax ne rek nañu jël matuwaay yi antiseptique yi ni ñu ko waxee rek ak tamit li nga xamante ne moom mooy masque yi lépp loo xamante ne nii joxe nañ ko nañu ko jël te ñu dégg ndigal kenn ku ci nekk itam ñu xam ne njiitu réew bi ak ñi mu àndal li ñu wax lépp pour njëriñu askan bi rek la kon daal ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla jële fi feebar bi te di ñaan tamit El Mag Polyvalent ñu ngi lay ñaanal bonne continuation ak sa ñi nga àndal ñëpp di leen jox digub daje ci beneen jotaay numéro waaye gërëm bu baax suñu cameraman lañ ci àndaloon Bamba ak itam mbokki Dakar Net yëpp à peace and love jërëjëf